téléspectateur yu ITV di leen dalal jàmm seen émission kennu askan wi dellusiwaat fi am mbégte dalal Modou Mboup moom mooy membre bokk na ci membre fondateur yu AFTU naka noonu moom mooy chargé des revendications bu AFTU monsieur Mboup di leen dalal jàmm ci plateau kennu askan wi. maa ngi lay nuyu di am mbégte ci dalal bi nga ma dalal. ci ITV. fi moom seen kër la xam ngeen. waaw suñu kër la suñu partenaire la di IFM bi rajo beeg télé bi yëpp. waaw i rajo ITV rajo ñoo ñëpp wax dëgg yàlla ñoom AFTU bi soxal na leen. jamono bu nekk ñu ngi ñuy jàllaleel ay communiqué yoo xam ni wax dëgg yàlla mën na ñoo def ni ñi fi fekk waaye ñoom bi ñu ñëwee ci AFTU bi lañ commencé. waaye nag boo ko xoolee tamit c'est normal parce que noo ngi yéen dañuy lu bees war a jëm ci askan wi suuxat seen njëriñ noonu laay jàppee ITV ak rajo ak AFTU. ay seex lañu yoo xam ni tey dañu war a indi ay coppi ci réew mi yoo xam ni yu am solo la ñeel askan wi. am na solo alors lu sabab invitation bi mooy coow li gis nañ ko depuis démb mbir mi takkarnaase na coow li bëri na ñu gis ay tarif yu bees ñu ni suba incha allah ngeen amoon yéene tàmmali ko ngir yokk paas yi si wàllum bus Tata yi ministre des infrastructures des transports terrestres et du désenclavement maître El Hadj Oumar Youm génne communiqué ni mbir mi prix yi fu mu nekkoon foofu lay yem ba tey. benn coppite du si am loolu dànk yaatal ndax Diamniadio nga jóge foofu la secrétaire général bu ministère des infrastructures des transports terrestres et du désenclavement doon dalal di Aubin Jules Sagna loolu yëpp dànk yaatal ci kanam tuuti. ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi que ni si karame tuuti ñeenti waxtu su tegalee ñaar fukki simili ak juróom mu ngeen participer si émission bi waaye tey mu ngeen woote si 88 628. 32 88 628 32 32 ngeen mën a participer ci émission bi joxe seen xalaat wala poser seen question ak Modou Mboup yow membre fondateur bu AFTU nga dañuy ñëw ci tolluwaayu feebar bi coronavirus ban jàngat nga ci def. waaw coronavirus bi am na daj ci àddina bi yépp ñu nangu ko et di ñaan yàlla suñu borom it. mi nga xam ni moo ko fi indi mu jëlee ko fi moom moo xam lu tax mu indi ko bis bu ko fiy jëlee it du tàggu kenn waaye dañ koy ñaan mu gaawal ko ndax ñun suñu digganteeg suñu borom moom amuñu ci lu may ñaan bu nu gisee lu nu ragal nu ñaan mu jëlee ko fi bu nu gisee lu nu ñemee nu ñaan mu bàyyi ko fi mu yàgg ak ñun. loolu moo tax feebar bi moom nee naa leen ku mu dalul ci sa yaram dal na ci sa alal am na lum la wàññi ci sa dem ak sa dikk am na lum la wàññi ci sa koom-koom ci àddina bi yépp nag waaye xañ na nattu suñ borom la buy tegu ci kaw doomu aadama ndax mën naa am dalul jinne yi nit ñi la dal dalul mala yi dalul bàyyi ma yi nit ñi la dal te feebar bàyyi ma yi dañuy jot seen wàll ndax at yi nu weesu rek da nga doon dégg xar yi di dee nag yi di dee ba yàgg nga dégg fas yi di dee ba yàgg nga dégg mbaam yi di dee loolu moo àddina ñoo ànd mbas ci àddina lañ ko fekk ci la ñu koy bàyyi yàlla na ci yàlla musal nag ñëpp ñi ci faatu it yàlla na leen sa borom xare àjjana ñi wéragul it yàlla nañu wér. loolu la ñuy ñaan ci loolu. am na solo alors waxtaan bi nag mbirum transport ak bus Tata yi. coow li bëri na trop da ngeen fas yéene yokk prix yi wala dellu ngeen ginnaaw. waaw moom la ñu naroon. wala yéen da ngeen doon def ballon de sonde rek da ngeen doon saytu xool réaction wu sénégalais yi. ak réaction wu autorité yi. déedéet. voilà. boo ko xoolee xale yi ko def nekkuñu ay responsable AFTU waaye AFTU ci boppam dafa baax sénégalais yi ñu leeral leen lan mooy AFTU. bismillah. parce que kër gi tudd SUTIT en 1997 lañ ko créé. détaché ay ingénieurs yu nekkoon ci transport terrestre ak ñu nekkoon Sotrac Malick Ndiaye directeur transport terrestre woon moo def loolu xalaat ni nañu renouveler parc bi boole ko professionnalisation du secteur du transport réformer transport bi ñu ngi ko ciy remercier mu créé SUTIT détaché fa ay ingénieurs yoo xam ni dara du seen liggéey lu may saytu transport urbain kon communication bi bu manqué mi ngi manqué ba usagers yi jotuñu ci population Sénégal jotuñu ci ba xam lan mooy AFTU
kon sitit la ndax ñoo war a def communication bi ba mu jàll. ci la état Abdou Diouf ñoom ñoo initié projet bi ñoo def études yi yépp ñoo ko def ba dara desul lu ñu war ko réaliser déggoo amul ci suñ digganteek ñoom ci wàllu prime à la case il faut mu leer. après 2000 yàlla dogal ñoom ñu jóge fi président Wade ñëw fii ba mu jëlee réew mi rek 2000 rek la ñu daal di woo transporteurs yi nañ ma wool transporteurs yi ñëw parce que Sénégal première jafe-jafe bi gën a lëmbee dëkk bi mooy transport bu doxul. nit yi am jafe-jafe. mu woo ñu ñëw ñu dem ci palais bi mu ni seen transport bi daal laa bëgg a jëkk teg bët pour defar ko bokk na ci samay priorité ñu expliqué ko projet bi ni mu demee ak fi ñu ci toll mu ni kii la problème ñu ne ko suñ problème mooy suñu car rapide yi màggatee Njaga Njaay yi lañ ni du ñu jox prime à la casse mu ni bis ni ko tey danaa ko jënd dugal ko ci géej gi defe naa ni loolu communication bu ñëpp ko déggoon. ñu daal di juboo mu réaliser projet bi yàlla mi dara tawul ñuy biccoo mbaaloo ak ministre premier ministre yi mu jël. projet bi di kii moo ko indi si sax 2005. Macky Sall bi nekk président de la république tey bi mu nekkee premier ministre bi mu gisee projet bi rek xam volonté bi ci président Abdoulaye Wade am moom it mu def ci volonté daal di nag nañ jël xaalisu état sax def ci balaa banque mondiale di financer mu def loolu ñu ngi ko ci remercier à passage. daal di commencé infrastructure yi nga xam ne moom la ñu war defar mu jox Mamadou Seck ministre de transport à l'époque ñu daal di teg pose première pierre 2 voies Liberté 6 yi commencé defar tali ak pont sur Noche ak rond-point Bakou. ak pont Malick Sy loolu dafa ànd ak projet bi mu nekkoon 87 milliards. ñu ni transporteur dañu leen jox seen prime à la casse lebal leen oto yi ñu fay ko ba ñu lebalee oto yi fay nañu ak banque mondiale félicité état Sénégal ci wàllu transport bi kon suñu demee ba jamono ñëw Macky Sall nekk président de la République gën a renforcer loolu ba yóbbu ko ci régions yi ba fi mu ne régions yi ak département yi nga xam ni dañu peuplé yépp yóbbu nañ fa tata yi kooku ñu jaajëfal ko ci parce que xam na ko looloo tax nag ku mel ni man nekk membre fondateur bi nekk chargé de revendication pour ma ànd ak ci ak autorité boo xam ni yaa ngi jëm feneen foo xam ne dafay suuxal projet bi suñu nekkin maa yow da du neex. am na solo alors man dama bëgg a xam que ni décision bi ngeen namoon jël. ni talaata gi fukki fan ak ñeent. si weeru juillet mooy suba da ngeen yokk paas yi. waaw kay loolu lan moo tax waxtaanoo leen si ak autorités yi nga xamante ni moom mooy lu si mel ni ministre des infrastructures des transports terrestres et du désenclavement di Omar Youm est-ce que yéen mënoo leen moo xool nan ngeen di fas yéene waxtaan ak ñoom ba jiboo ndax ministre bi dem ginnaaw ba ngeen génnee communiqué ministre yi moom dafa ni yéen waxtaan jotu si am yéen ngeen xëy rek génne seen communiqué génne seen tarif ngeen ni ligne 1 ba ligne 84 di ligne juróom-ñett fukk ak ñeent da ngeen fas yéene yokk paas yi lu tax. bi ñuy yokk xale yi dañuy def loolu mais ligne yëpp moo doon yokk section yëpp moo doon yokk li ma lay tontu ci lu gàtt rek. xale yi ko def ay xale transporteur lañu parce que afti dafa am xale yoo xam ne. ñii seen papa dafa gaañu bàyyi fi ay tata. ñu continuer ko ba ci ki ci mujj a gaañu muy suñu bàyyi Njaga Jaay ñi nga xam ne heure bi démb noo ngi koy ñaanal. di leen ko jaal. waaw. moom laa war a na jiital. ay njabootam yépp ndax moom CIE individuel la amoon mooy CIE boppam jàmm gën waaye njabootam ñu góor ñi ñu jigéen ñépp moo ëppoon ay licence urbain ci projet bi daf ko jël jox leen ñu jël ci ay tata yore ko. beneen bi am xale yoo xam ni ay intellectuel lañu comme yow am garantie dem ci banque yi ñu financer leen oto afti yi nga xam dañu mat comme sama classe gi ñu am seen oto mu mat ñu am seen soxla jaay leen ko ñu dem ci banque yi ñu financer ko ñu lebal leen ko ñuy fay traite kon oto bu ëpp fayul traite sax bareetu fi. yi màggat yi jëkkoon a mat yooyu yëpp tey gaasewaat nañ leen ci banque yi. ñu lebal leen ko xam nga loolu luy defar réew la développement mënut a passé loolu banque yi di ci gis seen bopp ci afti bi. biñ nee nag ba mbas bi ñëw ñu gis ni ñun ñoo ngi sonn xale yi fiñ ko teg nga xam ni tàgguwuñu mag ñi. foofu laa bëgg mu leer. waaw kon yéen xale yi jotuñu waxtaan ak. déedéet ministre bi yëgul mais ñu nit yëguñu. ñoom dañ ñeew rek lu tax loolu. waaw lu tax. waaw kay
mën nañu bañ a tàggu parce que aftu moom laa la ni Sénégal yi dañu ko war a communiquer ba ñu xam lan mooy aftu ay entreprise yu bari parce que li ci nekk ci ay transporteur tey toll na ci junni ak téeméer ak ñeent fukk ay góor a ngi ci ay jigéen a ngi ci ay mag a ngi ci ay ndaw a ngi ci mais dañu regrouper oto yi ñëpp ñu bokk ci GIE mu toll ci 14 GIE kon ay entreprise yu dajaloo bokk GIE ñoom ñëpp ñu wiñu ko waat dépendre ci aftu état moo ko teg moo am cabinet boo xam ne moo koy saytu. cabinet comptabilité boo xam moo koy saytu membre de droit yi état la kon état mel na ni état moom aftu waaye nag majorité bi mooy président GIE ñoo nekk ci conseil d'administration bi ñooy président aftu mooy Mbaye Amar léegi nag xale yi seen bopp bi ñu demee ba xam ni liggéey bi mi ngi yàqu te ñoom ay xale la ñu war nañu xool seen avenir ñu yuuxu fi ma lay gàttale mooy Touba bi xale yi génn di yàq di taali pëna dafa naa ni kilifteef nag moom ci Sénégal gii Touba la fekk baax te dara gënu ko faa kawe est-ce que tàggu woon nañu xalifa bi ba ñuy taali pëna di yàq ba xalifa bi yëg ko wax ñu dellu gannaaw tàgguwuñu xalifa bi dañoo jóg rek yàq ni sonn na ci couvre-feu bi Dakar taal Kaolack taal keneen taal ñooñu dañoo tàggoon kilifa yi. kon daal xale yi ñoom dañu. voilà loolu laa bëgg ñu nangul ñu ko ba pare. dañu sonn waaw dañu sonn. te ñoom defuñu ko pour ni danoo bëgg a am par rapport ak léeg-léeg ak xale afti du ñu benn parce que ñii seen wàllu koom-koom la ñuy xool. ñu xool ni président de la république liy baasu xale yi. président de la république Macky Sall moo yilif képp kuy sénégalais. yaa ngi ci suufam moo taxaw ci seen télé yeeg seen rajo yi. ni léegi couvre-feu bi jeex na état d'urgence bi jeex na nañu sauver économie bi fexe nu ñuy dund ak feebar bi kon ci la ñu delluwaatee garage yi interurbain bi metti woon na ci ñoom mais bañ leen delloo ñi ngay liggéey comme nañ daan liggéey kon seen metti jeex na. mais waaw Père Mboup man may ma egg si foofu rek. waaw dafa am solo. waaw bismillah. léegi nag mu des afti kese ñu xool réew mi afti kese muy bu afti région ak afti Dakar. ñoom daal li seen place assis yooyu nga xam moom la ñu yeb ca mënul génne seen charge ñoom ñoo ci des ak Dakar Dem Dikk ñu ne nag Dakar Dem Dikk ak ñun kumbaam ndey la kumbaamul ndey ndax Dakar Dem Dikk ñun ñoo ngi dawal 1619 oto ak 300 et quelques yoo xam ni mooy régions yi kon boo ko boolee parce que 3000 oto yu manqué tuuti lay doon léegi ñun ñu jox ñu 500 millions ñu bokk ko ñun ñëpp. Dakar Dem Dikk moom ñu jox ko 600 millions ca du dawal 300 véhicules. foofu laa doon jëmee. kon yéen ndimbal bi leen état bi jox ci fonds force Covid 19 bi da ngeen ko xeeb trop. xeebuñu ko dañ ko naw. dañ ko naw waaw. xam nga ay mais da ngeen jàppoon ni aussi état bi mënoon na yokk loxo. waaw dañ ko naw xam nga tax ñu naw ko. man loolu laa doon communiquer ci du ma ci daw mètre. dama ni su ma waxee ci Macky Sall mu ko gërëmee Sénégal yu bari war ko nangu parce que du ma APR bokkuma ci Macky PDS laa boo comme membre comité directeur mais opposition du tax ma wax lu du dëgg dama ni dañ ko sant gërëm ko parce que lu toll ni président de la république su feebar ñëwee ci àddina bi mu xool ca la nga sa économie mu wax ko ci gémmiñam ni afti am na problème entreprise yëpp bu leen di lim nga ci boole afti yëgeel boobu dong man doyoon na ma ci ndimbal yëgeel googu dong mu yëg ni afti am na problème rek dina mbas bi dina indi afti problème man lool rek suur na ma waxuma laa nag. suur na la kër. waaw na as gor. yëg la bëgg yëg moo gën lépp te président yëg nañu man foofu laa sukkandiku pour gërëm ko ndax su fekkante ni da daan tudd ñi am jafe-jafe ca du ci boole afti fii laay toog sànni ko xeer. alors léegi ndimbal boobu noonu. bis bu nekk. da doon am ñaata 220 000. wala. déedéet. wala nan la demee. weer bu nekk. li ñu jox bi ñu ko partagé ci oto yi. waaw oto bu nekk yaa ngi ci am 220 000. oto bu nekk. waaw ñu jox ñu 2 mois. oto bu nekk touché nga 420 000. 420 000. waaw oto bu nekk ñoom li ñu proposé woon bu njëkk. ci ay techniciens nag laa wax waa transport terrestre. ci télé laa nekk ñu ngi gërëm suñu ministre au passage yàggagu fi mais Omar Youm. noo ngi koy déglu mais vraiment xalaat bi ci moom ak li ci boppam wax dëgg yàlla bu ko yàlla dimbalinu njiitu réew bi bàyyi ko fi
yaakaar naa ni dina yóbbu transport bi foo xam ni fii dana neex transporteurs yi neex Sénégalais yi ci ndax nit comme daa ñëw bëgg a commencer liggéey la muy wax loola ca nga teg ko ci xam-xam ca fi muy waxee nga xam fa dara da ngay xam ni kii nit ku am décision bu baax la ci nun ñu ngi ko ciy gërëm di ko ci sant. alors léegi oto bu nekk ñaata nga ni. waaw léegi oto bu nekk dañ ne woon xaalis bi bu génnee dañ leen fayal oto bu nekk salaire yi 265 000 salaire yi chauffeur yi ak receveur yi. deenu ko fayal assurance 75 000 oto yi nga xam ne dañuy fay traite dañ leen fayal seeni traite muy aftu ak nag tranche moo nekk 700 000 mooy oto yi fay traite bu ko defee ñu ni oto bu nekk ñu jox borom oto bi 100 000 francs bañ ñu waxee loolu ñu ne 100 000 francs de matul entretien oto bi. waxuma laa nag pièce de rechange bi pneu bi toj ak ñoom seen yooyu waaye nag comme ndimbal la d'accord nañ ci loolu yàlla def bi xaay bi génnee salaire bi ñu waxoon ci chauffeur bi sax 220 000 fayul salaire bi parce que 265 000 moom lañ ñoo noonu la ñuy wax à 70% mais ñun oto bu nekk. ñu ngi ciy fay 400 000 francs salaire. waaye léegi ñu jox la 220 000 ñu naw ko gërëm ko ci sant ko ci ndax noonu la mën a demee nag. ndax lu ñëpp bokk loo ci am na la doy. léegi nag ñu continuer di dund jafe-jafe yi xale yi ne comme nag ñu ngi dund jafe-jafe yi léegi ñun sax xale yi dañoo xaabaabal. dañuy xaabaabal. waaw waaye su fekkee man associé woon nañ ma danaa jël li ñu jox clients yi nga xam ni sunu xaalis la nu bàyyi ko ci clients yi ma faram-fàcce ko ba mu leer parce que gis nga client buy dugg afti wala ngay dugg Njaga Jaay wala ngay dugg car rapide na la wóor ni section boo dugg bàyyil nañ la juróomi dërëm yooyu nun noo ko jël woon état nu ko jox duli ko monnaie moo amatul parce que ku nekk xam na ne pièce bëreetul surtout ay juróomi dërëm ak ñaar dërëm ak dërëm bëreetul ñu ni loolu dafa ñuy indil problème suñu receveur yi ak suñu apprenti yi ndax clients yi dañ ci daan xeex ak ñoom ñu ni kon léegi dañ ko arrondir rek mu nekk fukki dërëm 100 francs fukki dërëm 100 francs kon fu nekk bàyyil nañ la juróomi dërëm léegi bi ñu nee ba ñu place assi nag man dama leen woon nañu jëlaat suñu juróomi dërëm dugg ci marché yi ay Castor ak i syndicat ak marché Tilène bu ma wàccee dem fa sama oto wecc ko fa sama 50 000 ay dërëm ak i ñaar dërëm ak i juróomi dërëm di delloo client yi parce que boo transporté 400 personnes boo bàyyee client bu ne benn dërëm 2000 la 2000 francs yooyu am na lu. mais alors man lu ma jaaxal mooy dellu ngeen ci seen activité yi. ba pare ngeen bëgg yokk paas est-ce que doo leen jox dëgg ñi jàpp ni tata yi ñoom luñ surchargé wul wala lu amul ay nit ñu bëri dugg ci biir taxaw moo tax. maanaam balaa ngeen di yëg seen bopp. balaa ngeen di yëg ni mbir mi dox na oto bi fees dell te loolu jaaduwul. gis nga li ñuy fay. méngoowul sax ak li ñu war a fay transportu Sénégal moo gën a yomb ci àddina bi mais bu ñu tudd loolu surcharge nee naa la ci njëlbéen code de la route laa la indil ak loi internationale du transport ci àddina bi mooy oto urbain dafay am dëbu. te dëbu bi ñiy taxaw moo ëpp ñiy toog kon wax naa la ko directeur du transport terrestre confirmé ko ci rajo yi yëpp seen télé bi sax laa ko seetaan. mais gis nañ aussi. dégg nga kon yéen taxaw yoo xam ne aussi dafay jéggi dayoo ba oto bi di weng. non waaw xam nga. loolu yëpp dafay am parce que partout dans le monde dem nañ ci réew yu bari nag dem nañ asiatique yi dem nañ Arabie Saoudite dem nañ Europe. fu ne nag dem nañ fa. xoolal comme nii rek ñu ngi koy gisee si image bi xoolal image bi nii. waaw image bi nii lii nii. ñi nga xam ne dañuy dugg ci oto yi ñuy taxaw di langaam. waaw mi ngi nii. lii jaaduwul de. waaw loolu laa bëgg a ñëw. waaw partout dans le monde. heure pointe foo dem lii nga fay fekk ñi nga xam ne ñoo ni jaay oto di ko fabriqué ëpp nuy tëli ëpp nu population. Inde gi nga xam ne moo population boo demee ñoom seen oto bañ nañ ko ba sax lu nekk ñaari porte oto yi ñu nuy jaay ñun ñoo leen laaj ñaari porte suñu cahier de charge waaye ñoom seen oto transport benn porte lay am. ci kanam lay nekk mais dañuy dem ba étage oto yi mais fu nekk da ngay gis nit ñi porte avant boobu sax du mën a fermer loolu kenn sañu ko bañ xam nga lan mooy surcharge ba léegi nag non comme nag ay communicateur ngeen nekk ay journaliste. damaa bëgg ngeen xam nag ci wàllu transport. yu ci bari ñu ngi ciy wax ci xamuñu si lu bari. ba ma bàyyi la nga daaneel. waaw bismillah. surcharge. mën na commencer ci benn nit bu toog ci oto bi te fekk oto bi surcharge na. oto bu waree ñeenti nit képp bu yebee juróomi nit surcharge la bu accident amee assurance day dagal si responsabilité am afti loolu amu ci bu lañ ne ni oto bépp oto boo xam dafa am dëbu assurance am bokkul ak oto bi nga xam dafa nekk car di am nombre de place bokkuñu fu assurance di jëlee responsabilité am ak fu muy bàyyee responsabilité am aftu bu fekkente ni yaa ngi ñëw ci oto bi nga teg sa tànk ci marchepied bi comme ni nga wane image bi léegi jafandu boo daanu woon
assurance foofu la lay commencé jël en charge fekk sa loxo teg nga ko ci oto bi ci duggagoo. mais boo wàccee taxawaay bi nga taxawoon mooy tax boo doxee 3 pas nga miir daanu. dañ lay jël en charge. loolu amul ci oto car boo xam ne. nombre de places am na solo mais est-ce que tamit jotul. ngeen def comme Dakar Dem Dikk yi lu ñuy def. ndax Dakar Dem Dikk yi. nooyam donc. bàyyi ma expliquer Dakar Dem Dikk yi su ñuy daw suñu ñëwee ci arrêt nit ñi suñu duggee tant que porte yi tëjuwul duñ dem. très bien yaa ngi door a laaj gis nga man mii wax ak yow. loolu am na solo de. loolu dafa am solo parce que texte yi loolu la wax. très bien. xam nga bi ñu demee ci indiscipline nit ñi. ak seen ñàkk xam-xam. bi oto yi doog a génn ñu dem seen biis Thiès. di ko réceptionné ñu gis ni bouton porte yi dañuy jox chauffeur bi benn bu avant bi jox receveur bi benn. man en tant que chargé de revendication ma ne fii gis naa fi erreur de ñu ne lan la ma ne chauffeur bi ak receveur bi mën nañoo bañ a yëgoo. mais teewul doguma la des fois aussi nga gis oto yoo xamante ni chauffeur bi day amee ñaari kii yëpp. maanaam mën na toog fu mu toog di ubbi ci kanam ci ginnaaw. indien yi ñëw. oui ñu ne wax nga dëgg de indien yi boole ñaari porte yëpp jox ko chauffeur bi. dama lay dëggalal li nga wax. ñu ni chauffeur bi ñu leen di former parce que chauffeur yi dawal tataada am na ci ñoo xam ne kenn formé gu leen formation bi dafa ralentir mais ñi ñu ci formé doo gis mukk ñu départ ci fermé wuñ seeni porte ndax dañ leen yóbbu formé leen centre de formation bi ci Castor. parce que soo waree génne oto bu bees dañ lay laaj ñaari chauffeur ñaari receveur sitit moo leen di formé mooy yaa ngi fi ba léegi léeg-léeg sax ñu woote duñu gis kenn ñun Sénégalais ñu ni dañoo am vraiment dañoo xaw a doy waar foofu ci côté boobu. ñun la kaay formé chauffeur bi buñ ko formé yow transporteur bi yaa koy bénéficier nga lànk naan bu xëyul tey nangam nga bañ ko yóbbu ñu formé ko. léegi nag dañuy chauffeur bi bu taxawee bu afti bi na nekk ba taxaw ci arrêt bi. loolu ci arrêt bi waxuma sax bu ñuy taxaw fu dul arrêt comme ñu ngi koy def léegi. bu mu ubbi porte bi ci taxawul ci arrêt bi. su taxawee ci arrêt bi ba ñiy wàcc ñi yéeg balaa muy départ na ko fermer loolu moo tax ñu boole ñaari bouton yi porte arrière rek ñaari porte yëpp jox ko chauffeur bi. pourquoi chauffeur bi jëru responsabilité boobu. ba client yi dugg di lang mu yàq oto jàmbur. mais client yi di daanu. c'est pas normal. c'est pas normal ñenn ñi seen i déglu rek man dama ñemee encaissement de. ñeneen transporteurs yi seen i porte dañuy yàqu parce que appareil bi koy tëj dafa cher 200 000 lay jar mais mooy sécurité oto bi. gendarme yeeg policiers yi ñu ciy jàpp oto yi bu ñu la boo leen rombee fekk sa porte ferme dañ lay jàpp. parce que loolu insécurité de transport la. man samay chauffeur ñi maa ngi ci télé bi ñu ngi may seetaan xalaw wala ñu may dégg. sama chauffeur bu ma dajeel sa porte fermé wul dama lay avertir. bu ëllëgee su ma dajee waatee yow fii ba ren di déwén. sa porte fermé wul da ngay wàcc sama oto. am na solo alors lii yëpp am na solo mooy kaaraange oto yooyu yëpp du ñàkk daañ si ñëwaat ci kanam tuuti laata émission bi di jeex Diamniadio nga jóge lan moo tukkee si daje ba teg ngeen seen tànk yokk paas amatul. waaw teg nañ suñ tànk yokk paas amatul maa ngi koy wax au nom de président Mbaye Amar. noo àndoon ba bi may ñëw léegi sax moo ma yebal fii defe naa moom ko woon. oui Mbaye Amar. waaw mu ni ma soo demee daanaka jëratul ñuy bind communiqué nga jàllale ko ndax organe boobu lu ñëpp yi seetaan la li ñu juboo mooy wax nañ leen suñuy jafe-jafe nangu nañu ko waaye du ñoom nag ñooy dogal dañuy jàllale ci ministre bi jàllale ci président de la république encore tamit ministre bi dafa am loo xam ni fi mu nekk nii ni mbas mi mel dafa am benn comité boo xam ni bii ñoom ñooy saytu ministre de la santé da ciy nekk ministre de l'intérieur ministre de transport ministre de commerce ñoom ñëpp dañuy dajaloo moom kuréel goo xam ni lu man di doon ci luy xeex ci mbas bi rek ñoom ñooy ànd tënk ko kon benn ministre mënul jóg rek ci sa département rek daal faa dogal dara loo xam ni da ngay xool sa waa département loolu it nangu nañ ko waaye ñi ngi xool ni place debout yi ñun moom suñuy place debout mënatuñu dund ak loolu parce que lu tax. yi daal place debout yi daal. waaw may ma maanaam loolu mënoo leen ko bàyyi. waaw place debout yi du transporteur rek la arrangé. dafa arrangé client yi. ndax client yi fi mu nekk di heure bii may toog ci ñuy waxtaan ma ak yow soo demee tey oto yu bari bu ñu déparé fii ci bële ci plateau buñ delloo du ñu dellusi te nit ci heure yi la ñuy demandoo am ñoo xam ne dañuy doxee fii ba Tëngéej am ñoo xam ne dañuy doxee Dakar ba Guédiawaye ñooñu sonn nañu ndax mënuñ jot ci oto yi ndax oto bu ñëw war a yóbbu 50 personnes yëpp 24 personnes mais mënuñu yóbbu nit ñi boo xoolee tey Dakar dem dikk ak afti ñi ngi doon transporter 1 million 500 de personnes léegi li ñuy transporter ñoom ñaar ñëpp matatul 500 personnes bu ko defee taxi ak kalandoo yi di leen fay ko ay pass yu cher
ci loolu la ñu sukkandiku woon xale yi sukkandiku ba ni kon ñun teg ci paas bi 100 francs pour mën a yóbbu nit ñi bu ko defee ñu ubbi si nit ñi bu ko defee dootul nekk perte ba ndax ñun bu du pertul bu ñu yeeyee place asi ca pertulu incha allah daanu yóbbu nit ñi ñu ñibbi tax defe naa di nag fay 400 fay 500 dem Tëngéej ci Tata ba 10 heures ci guddi yi dañ la yóbbu wax dëgg yàlla moo gën nga dem ab taxe wala kalandoo ni la Tëngéej 3000 wala 4000 ca loolooy daw fi mu nekk nii ñun nag dañuy ay trappateurs xam ne ci réseau bi. Modou Mboup mu fàttali yow yaay chargé des revendications bu AFTU naka noonu nga nekk membre fondateur bu AFTU mbokk téléspectateur ma ngeen woote si 88 628 32 32 am na suñu téléspectateur bu njëkk bu nekk si ligne bismillah baal ñu nga wàññi télé bi. salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw. allo. na nga def. baal ñu nga wàññi télé bi baal ñu nga wàññi télé bi. waaw wàññi naa ko de waay. bismillah ñu lay déglu yaa ngi en direct bismillah. waaw ñoo ngi leen nuyu di leen ziar. delloo ziar. di nuyu Serigne Modou Mboup man la Mbaye Fall Soble transport. ñoo ngi leen nuyu di leen ziar. yàlla nangu. waa di wax ci waxtaan bi déglu nañ ko bu baax a baax a baax. parce que lii moom transport kenn mënul wax xamuloo ko. parce que ñun ay gone lañ waaye yàgg nañ ci mbir mi. parce que man formation 97 yooyu ngay wax man mii amoon naa ci certificat comme noonu ko waxee ci guru Abdou Diouf ci ñu formé woon bokk naa ci temps boobu ñu ngi sport. waaw. bi ñuy formé 2005 it. yàlla dogal na bokk naa ci boobu man chauffeur la maa ngi doon chauffeur. kër gi bi ma nekk ni seen première car 2005 le 5 décembre 2005 maa ko yoroon. ci formation boobu ci laa bokkoon fa laa ne ba yàlla dogal ma nekk opérateur comme yëpp. ñu formé waat ma opérateur kon xam naa si tuuti ba mais xam naa si tuuri. loolu dëgg la. li ngay wax ci jafe-jafe yëpp nag moo ci am ci liggéey bi. parce que liggéey bi comme metti na mbas mi ñëw na metti na ñëpp delloo nañ leen ci liggéey ñu ab rek ñoo dellu suñuy liggéey. parce que loolu taw ci président wax ko ñenn ñëpp na delluwaat seen liggéey ñun rek ñoo dellu suñu liggéey. metti na ci ñun opérateurs yi nag. trop. parce que dañoo leb ay oto ay ko leen taw bëgg a daal doole leb sunu xaalis ñuy leb ci banque yi ñuy amal benn ma ne nga yóbbaale client yi. waaw dama leen di yóbbaale bu soobee yàlla. parce que man damay xëy dem Dakar mais bët ki démb rek maa ngi ko waaw biñ jógee daju alaaj Ndiaga Ndiaye une heure ci bëccëg li tàmbalee buntu Pikine ba poste Thiaré man bari ñi laay ñibbi maa ngi ànd ak benn paa bu ñuy wax Kalidou Ka ci sama oto mais arrêt yi foofa sànni da ngay gis oto ne laal hôpital ni ñuy daw di njëkkantee doog nañ cee gaañ waxuma la am nañ ñuy jafe-jafe te noonu lañ koy dundee ba jant bi soo problème oto yi muy wax it noonu ñuy wax formation chauffeur yi loolu moo am parce que ñun ñuy formé ba dañ ne ko bañ ba ne la boo ñuy di chrono bi ci arrêt bi bul taxaw ci première chrono bi na nga dem ba ca catal chrono ba taxaw client yi yéeg bala ngaa départ nañ say bunt loolu moom bu waxee am na benn jour 2006 la xaw ma mas naa ko cee woo benn parce que man dem naa ci police demati ci police même li ñuy wax borom oto yi dafa ne ci client yi chauffeur yi dafa bi ne ci chauffeur yi bu ko ëpp mi ngi ci client yi parce que am allo kooku ligne bi mujj na dagg xam naa ni du ñàkk dina woote waat. xam nga li mu wax xam nga ni am na xam-xam la. client yi jafe-jafe yi damay bañ nag ñuy woote di wax suñuy jafe-jafe bàyyi suñu client yi. te client yi am nañ solo de. waaw parce que client yi dañu am solo damay wax toujours ni leen man bi may jàng oto di bëggoon di ba may jàng oto pour bëgg a yor transport gu bari dawal walaay client yi doo nga tax. est-ce que. ki jënd oto jox may bu fekkante ni du client yi du jënd oto man tey suñ may limali oto client yi tax bu client amatul woon nag wax dëgg yàlla sama particulier bi ci laay yem. kon client yi nañ leen jox seen gëdd. ñoom dong la ñu bëgg a sowe nag xel yi ñoom dong la ñu bëgg a sowe ba taxal ñu bëgg a def paas boo xam ni dina yokk dina baax ci ñoom dañ leen mën a yóbbu. dinay baax kan si client yi. ci client yi moo gën de ndax client yaa ngi fay 2000 xaw ma état bi yëg na ko xaw ma yëgu ko te afti kenn du ci fay 2000 fi mu ne nii tey am na ñoo xam ne tey. mais 2000 la ñuy fay dem mais du ñàkk 1500 la ñuy fay dem du ñàkk am na si ay ndax clients mënuñoo jot ci tata bi mënuñoo jot ci Dakar dem dikk bi. loolu il faut ñu bàyyi ci xel. père du ñàkk am na ay clients yoo xam ne aussi tata rek nañuy jël. ngeen bëgg si yokk ay 200 ak ay 250. waaw mais bu ca mën a sula jot nag ki nga xam ne mënut a fay 500 francs dem Pikine ak 200 la doon fay 250 ci tata bi léegi mu dem ci terminus mënut a jot tata bi mu taxaw ci arrêt bi tata bi romb ko ak place assis ko am na ñoo xam ne ndeysaan da ngay dem ba di leen yërëm. am na keneen ku nekk si ligne bi allo
allo. waaw allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. ça va. alhamdulilah fa nga ñu woowee kilifa gi. ñoo ngi lay woowee Kër Mbaye Fall. bismillah. ça va kilifa googu toog foofu laa bëgg a waxal. mu lay dégg bu baax Modou Mbow. Modou sëñ Mbow ça va yaa ngi jàmm. maa ngi jàmm. ça va dañuy rafetlu seen taxawaay ci dëkk bi gis na ni ngeen ñu kii ci oto yi. waaw dañ leen wax ni leen yéen tamit da ngeen a jéemul yërëm nit ñi dara. danoo jéemul. yërëm client yi. ci ban façon yërëmande. parce que fi jamono toll nii. ak ni dëkk bi mel. waroon ngeen a xalaat leneen loolu yokk paas. mais est-ce que tamit yokk méttiwul si ñoom tamit wala. waaw c'est que bu métteeg ñoom moom li mu koy expliqué tamit baaxul parce que moom nee na taximan yi dañoo seer gis na nit ñi di doxee foofu seen plateau yi ba Tëngéej Dakar ba Géejawaay loo tax ñu yokk 100 francs ci paas yi. pour man leen a xam nga yóbbu loolu tamit boo yokkee 100 francs ci paas yi tamit. taxul nga wàññi personne nit ñi maanaam ni ñu duggee ci biis yi parce que mi ngi naan wax naan 1 million lañ daan kii par jour lañ daan yóbbu par jour léegi yóbbootuñ sax 500 personnes. xam nga boo yokkee 100 francs ci tamit taxul nga yokk li nga yóbbu. xam nga lu tax loolu. oto yi dañuy def léegi 3 rotation 4 rotation ñu ni bu fekkoon paas bi yokku woon na 100 francs teg woon na ci oto yi daañu mën a daw ba 23 heures pertement bi day wàññiku mais fi mu ne da ngay limiter say rotation parce que am na rotation yoo xam boo fa yeggee rek li ngay perte day gën a bari en tant que rotation yaa ngi gën a bari ngay gën di perte loolu nag ku xam transport moo ko neex a expliquer. waaw parce que yéen seetlu nañ ni même bu fekkee rotation wàññeeku na léegi la gën a client ay lii daal sa ñun léegi xaaratuñ ci terminus yi oto day fees rek dem oto bi fees rek dem oto bi day fees rek dem. yooyu tamit yéen a ngi dawal de. yàqu leen dawal de. yéen a ngi ciy génn de. bul wax lu la wóorul soxna si dañuy ci télé lañ nekk buñ ci doon génn kay sant yàlla bu baax a baax. di la gërëm bu baax di la sant. xam nga loolu mu wax. ñun defe naa ni place assis buñ ci doon génn dañuy xeex ak état pour bu bañ ñoo delloo dëb yi. paan yi wàññiku na de paan yi. mais daal yéen daal da ngeen bëgg. nit ñi paan yi wàññiku na. parce que oto bi jëlatul poids. da ngeen bëgg nit ñi di dugg di taxaw malgré que noo ngi perte mais paan yi wàññiku na ndax përi yi toj wàññiku na ndax poids bi wàññiku na kon ñun place assis suñ ci doon génn wax dëgg yàlla duñu laaj dëbu. mais léegi chaise amatul wala chaise yu ñu doon dugal ci biir tataay yi jamono jee. non loolu ban ko yëgee fa saasa la ko captage daal di interdit ku ko def boo xëyee lendemain duñu la bind ci ligne bi doo daw ci ligne bi en tant que dindi woo loolu. ñun am na suñu matukaay bopp de. très bien alors ci wàllum organisation. gis nañ aussi tataay yi am na ñoo xam ne dañuy daw duñu respecté arrêt yi fu leen neex ñu taxaw suñu gisee client fu leen neex ñu taxaw loolu tamit est-ce que jotul ngeen saytu ko bu baax a baax. am nga mbokk mu ne ci ligne bi. waaw mais laaj bi tamit. waaw ci la ñu bokk dinaa tontu. waaw bismillah allo. allo allo. allo oui salaamaaleykum. waaleykum salaam. baal ñu nga wàññi télé bi. waaw wàññi naa ko. bismillah fa nga ñu man woowee. la Aïda Diouf. man la Aïda Diouf. bismillah fa nga ñu woowee Aïda. maa ngi leen di woowee Malika man la Aïda Diouf receveur 61. bismillah soo ñu mënee baal ba yëkkati kàddu gi. ma ne man la Aïda Diouf receveur 61. bismillah waaw ñu yëg lay sa déglu kàddu waaw. waa di leen nuyu di nuyu Modou bu moom. ñu ngi lay fay. en patron di Kambu. Paa Mbuub. waaw waaw bisimilah. di rafetlu invitation bi. di wax ne wax dëgg fa neex yàlla xam naa ni transporteurs yi sonn nañ de mais ñun tamit employé tamit sonn nañ. man ne bu doon sonn wax dëgg fa neex yàlla ñu bàyyi oto yi ñu daan liggéey ni bu fekkee tamit loolu mënta ne ñu jéem ñoo may nombre de maanaam de client bi boo xamante ni ñoo war a taxaw parce que ni ñuy daw ci oto yi mi ngi ci arrêt xoolal li ci ci arrêt yi day mel ni màggal gu tax nit ñi fees dell client yi di dóorante di saagante di xeex ci arrêt wax fa neex yàlla pour man ñu bàyyi ñu continuer li ñu doon liggéey moo gën li nekk ci arrêt yi di sama xalaat bu gàtt loolu moo waral xëy na transporteurs yi wala actu waxtaan pour yokk paas malgré yokk paas moom man d'accord ma ci parce que dëkk bi daa metti ci ñëpp la metti su ma ko fay wax dëgg fa neex yàlla ñu bàyyi ñu continuer di liggéey maa ngi jégalu. jërëjëf. dégg nga li wax ñoom dañu am jafe-jafe ñoom chauffeurs yi ak receveurs surtout receveurs yi nga xam ne ñooy ak yi clients yi. lu ne la ñuy daj te oto bi bu ëppee benn nit ñu jàpp la attesté la nga dem fay 6000. te clients yi ñoom dañ naan par force. te client am na ñoo xam dañuy forcer gis nga ñooñu gis ñuy toog
walaay dañuy lu ne la ñuy def te fekk receveur mi ngi ci gisee bi kii naa ko jaay ma ticket kii ñëw ni faax ki naan ko delloo ma sama waaw wéccit kii ñëw ni faax buntu bi te ñun dañu bañ a gaañ client yi bi lay li ñu war a wax ci aftu yëpp ak li ñuy dund xajul ci émission lan gis nga porte yooyu client yi dañ ciy jafandu ba nga xam ni du mën a fermer chauffeur yi dañ ciy xuloo di ci xeex ji dem ba police mais police nag ci côté boobu wax dëgg yàlla police dañoo dimbaliwul lu tax police xoolal da ngay gis client bu dugg ba ci biir oto bi mu tekki masque am dugal ci poosam ah bon alkaati yi ndaw yi daxaw ci tali bi ñëw jàpp chauffeur bi attaché ko c'est pas normal ñoo ngi koy kaas ba léegi mënuñu ci am gain de cause fekk client bi dafay dugg day dugg masque am dugal ko si bu poosam fekkee takkoo masque doo dugg ci oto bi mais da ngay dugg ba toog sa banc tekki sa masque dugal sa poche alkaati bi arrêté oto bi fekk ku takkul masque am mu jàpp chauffeur attaché ko permis dem li ñuy dund fi mu ne moo metti mais loolu si seen waxtaan tey alkaati yëpp dañu profité woo ci mbas bi seeni kilifa ñi dañoo wax ba sonn dañoo def intervention ba sonn alors Modou point bi nekk na aussi si point bu am solo si seen waxtaan tey sa Diamniadio ak waa ministère des infrastructures des transports et du désenclavement est-ce que waxtaanee ngeen point bi juboo nañu à 100%. oui dee ñu xool naka la ñuy régler ak seeni natt ko waaye ñoom li ñu yor jox nañ ñu ko li nga xam ne ci ministre bi la dépendre nga xam ne dépendre ca affaire u mbas bi ñoom jox nañ ñu ko la ca des nag dañ dem wax suñuy jafe-jafe yeni am yu secteur bi jànkoonteel ba xam comité boobu lan la ciy wax mais ndax loolu waaw point boobu soo leen ko évoqué du ñàkk ministre bi aussi bu wax ko woo naataango ministre de l'intérieur xam nga oto yi dañuy fay ay bor oto boo ci gis day fay ay traite oto mënul di fay 700 000 francs banque di fay ay salaire 400 000 loolu boo ko calculer 1 million 100 nga bëgg sa assurance ñëw nga bëgg sa cotisation 4 tranches mooy contrôle régulateur yi boo ko xoolee 1200 la par jour oto bu nekk kii lay doon 36 000 francs par mois pour loolu mooy la ñuy jox 4 tranches pour mu fay régulateur yi ak contrôleur yi ak superviseur yi nga def 2 jours yi ne nga def lavage 2000 2 jours yi ne kon da lay dikk journée bu ne 1000 francs muy 30 000 par mois oto bi day dem ba 1 million 400 yoo xam ni su fekkee moom la oto afti liggéey transporteur bi du yóbbu fukki dërëm këram. risque yi ñëwagul nag bés ba na ngeen dégg maa day taali tata buñ ni saaraan na fee yéeg na fee kan mooy responsable kan mooy gàddu sart bi. oto dafa bari risque. alors borom oto bi. alors sànq yaa ngi wax clients yi tamit dimbaliwuñu leen si yenn fànn yi mais tamit ñi nga xamante ne ni ñenn ñi suñuy dawal tata yi des fois dañuy gis ay tata yu njëkkante exemple nga gis ñaar yoo xamante ni ñoo bokk ligne ku nekk bëgg njëkkante sa moroom ngir njëkk fa àgg loolu tamit ba muy indi ay accident yu mel noonu nemmeekoo nañ ko ci ginnaaw ay sanction am na si mais loolu nekkul benn yoon nekkul ñaar yoon loolu est-ce que jotul lu mel noonu ngeen dakkal ko wala chauffeur yooyu aussi ngeen teg ay daan yu diis ba lu mel du am. jërëjëf ci laaj boobu xeex dañ ko. waaye civil mënut a réglementé borom waaye ñu ngi jaajëfal nag commandant bu gendarmerie bu sonde kii Mariste. defeere na ñaari chauffeur génnaguñu. si jamono ji ci ligne 37 barki démb. jeexalaguñu seen peine jeexagul 15 jours lañ leen tëj da leen a jàpp ñu ñaan mu defeere leen ci ligne 37 bi ak ligne defe naa xaw ma ligne 78. dañoo njëkkante. dañoo njëkkante ba bay dàqee ba laal sax benn particulier bu gaaree woon. mu ñëw constaté ko ba pare defeere leen bi nu ñaanee dafa bañ. man woo nañ ma bañ ma wooy bañ ma expliqué dama leen ni ñëwuma man bokk naa ci ñaan intervention mais jëfuma tey du ma ko ñaanal ko yàlla bind bu doon sama safari du ma ko ñaanal. dañ leen a defeere kenn ku ci nekk 15 jours lañ la tëj ferme ak amende 100 000 francs kon yoon mi ngi def liggéeyam ci côté aftu bi. parce que man damay wax safari toujours di leen communiquer di leen man am na safari yoo xam ne samay waa kër dañuy xuloo ko xeex may leen bu leen xulooti bu leen xeex maay toog ci télé maa yore revendication yi safari dañuy toog ci ay termes di ma saaga ndey ca fekk li may wax lu leen arrangé leen ndax bëgguma ñu tëj safar mais nag su ma lu bañee ñu tëj dama lay wax li nga war a def mais su ma toogee fii wax ko ni la yow lii moo la war yow ngay def li la neex boo liggéey bu la ci dara cotee nga ni mbuuru boobu du weejabat ca télé ba ni man safar laa damaa dawal ba nekk transporteur 1970 ba léegi génnuma Dakar gii urbain rek laa xam ku ma xam ci nga ma xam kon
chauffeur dafa bari responsabilité te chauffeur yi léegi dafa mel ni amuñu responsabilité man damaa jàpp ni àddina wërngal këpp chauffeur moo ci ëpp responsabilité métier chauffeur moo ci ëpp ay risque ndax saa yoo xëyee mën ngaa fanaan di kaso mën ngaa fanaan di bàmmeel mën ngaa fanaan di hôpital mën nga faa yóbbu nit mën ngaa yóbbu nit bàmmeel mën ngaa yóbbu nit hôpital kooku du responsabilité kon nit moo ci war a nekk nit kuy xalaat moo ci war a nekk nit ku koo xam ni ku yaru nga war a doon nit ku xam li ngay def nga war a doon nit ku responsable nga war a doon te léegi da ngay gis chauffeur yoo xam ne wóor na ni ñii dañuy fooyee métier ni loolu nag moo may jox aalu ni métier mi nga xam ne ci laay tedd 1970 ba léegi du ma nangu personne di ko yàq am na solo ma war ci nekk nag école di jàngale alhamdulilah rabbil alamina samay chauffeur ñi ngi may déglu maa ngi waxtaan ak ñoom yàllaa ngi ni boole din ci musal am na solo am na suñ beneen téléspectateur bu nekk si ligne bi 88 628 32 32 kooku dem na du ñàkk mu ñëwaat alors paas yi ngeen amoon yéen a yokk bi lan moo si gënoon bari non yokk bi 100 francs waaw 200 xam nga 300 ba fan xam nga première section bi 100 francs la waaw ndax yéen ligne da ngeen ni ligne 1 ba ligne 84 secrétaire général génn na tarif bi tey foofu sax amoon nañ fi erreur maak moom ci réunion bi maak autorité yi ndax dama ne leen ni aftu amul tarif ñoom ñu weddee ma amul tarif maanaam waaw mooy leen afti waaw daa war a am tarif ci amul tarif c'est important ba aftu taxawee fii ba léegi ba fi nekkee ba loolu léegi du ma nekk membre fondateur bi ma waxee loolu directeur weddi ma secrétaire général weddi ma ñu génne kayit yi ba ñu génnee kayit yi ma jëlaat parole di leen yéeg dëggal ngeen li ma wax tarif bii car rapide ak njaga jaay ak afti ñoo ko bokk mais bi ñu demee ci projet bi réforme bi ba dal na su lu may réglage yi dañ ni ban tarif la ñuy jox afti parce que afti ni muy exploité car rapide du exploité noonu njaga jaay du exploité noonu ba ñu limee tarif bi may leen voilà lu ngeen wax Dakar Diamaguène Dakar Pikine Dakar Thiaroye Dakar Yaraax Dakar Grand Yoff Dakar Ngor Dakar Ouakam Dakar Yoff ma ni boo bëggee daanu loolu tarif car rapide la ngeen indi article bi Abdou Diouf fa ko signé woon Abdou Diouf fekk fi Tata kon kay li ma waxoon ne amuñu tarif Tata amul tarif ñun ñoo ni woon nañ ñu bàyyi ci tarifu car rapide Alaaji Ablaye Gaye moo ko ñaan ñu daw ci tarifu car rapide pour yërëm askan bi ba léegi si ngeen nekk ba léegi ci la ñu nekk ñoo bokk tarif te waruñu bokk tarif parce que bokkuñu lu ñu exploité bokkuñu charge ndax que li apprenti lay rob mandat rek lay jël boo ta bi amee dara ñu jox ko mandat boo ta amul dara ñu jox ko mandat boobu ba léegi moo remplacé ration yi chauffeur yi ngay dégg jox chauffeur bi ration jox receveur bi ration ca bu weer dee nga fay leen salaire ba pare kii da doon dem gaar dagg-daggee jóge Caaroy ñëw Pikine jóge Pikine dem Yaraax jóge Yaraax ñëw Castor jóge Castor dem Tilène da ko def prononcé Dakar léegi tata bi jóge ca ñàkku rab mais dagg-daggee tamit ñàkku rab boo doublé ñaari itinéraires yi njaga jaay bu car rapide def ko benn itinéraire moom fayu la benn passe père dagg-daggee bi tamit des fois am na ay clients yoo xamante ne dañ koy nemmeeku si tata yi waaw am na ay clients yu koy nemmeeku waaw loolu ban ko yëgee waaw loolu tamit du yoon de ban ko yëgee oui xam nga yan sanction leen ci fekk kenn ku ci nekk CIE bala captage jàppee ci loolu CIE ba nga bokk fay nga fa amaanu 25000 xam nga loolu gis nga bu ma jógee sa télé bi dajee oto Daaru Salaam maay vice président bi doo ko faal mooy président bi su ma dajee oto Daaru Salaam ma fekk ko ci arrêt ki laa yéegul ki laa wàccul sa wër bi toog di réglé wala mu yor téléphone am du ma ko sax feeñu ndax damay xam numéro bi suba damay woote ci régulateur bi da leen numéro sàngam ligne sàngam su ñëwee en tant que fayul 25000 bu ñu ko bind lu tax ma ne maa ngi ko fekk ca première phase mu taxaw ca arrêt ba di réglé di xaari client comme car rapide chauffeur bi jël téléphone am di téléphoné nga fay 25000 loolu sax am na ci chauffeur yoo xam ne ak transporteur yoo xam ne dañ ma ciy saaga waaye sama yoon nekku ci nag ndax it nag xam nga lu tax ma jël responsabilité yooyu xam nga nee naa la membre fondateur la xam nga lu ma gars yi tuddee woon bi ñuy topp projet bi xam nga coow li bari woon na ñii naan dina am ñii naan du am ñii bëgg ñii bañ moor ndaje lañ ma tuddee woon waaye bi projet bi sottee tey du man dong maa ko jëriñoo ndax lu baax la woon état bi taxawal ko kon foog ñu xeex ci ba mu am ci secteur transport tey nag ñëpp a ciy jëriñoo ku ko bëgg a yàq nag ba faas la am na solo alors juste pour terminer soo doon xayma seen chiffre d'affaires ba fi mbas mi duggee ba léegi ak li ngeen doon am avant lan la voilà très bien loolu man yàlla def na bi ma dalee def transport ak léegi aftu ñëwee daf maa fekkoon ma nekk ci formel rappelé naa ko tey autorités yi
di leen nag bu caaxaan wee dëgg des nag Modou Mbuub ne mën naa sol casquette moo transport Modou Mbuub sama société damay fay tous les taxes gërëm naa loolu ci Macky Sall parce que fexe na ba ñetti weer yi yëpp kenn sonaluñ ci ay déclaration kenn sonaluñ ci ay caisse de sécurité ak IPRES may nañu nu nooyu ci te boo mësaan tardé ko rek dañ lay amende léegi nag loolu sant nañ ko ci gërëm ko ci mais transport partout dans le monde formel la suñu transport rek moo nekk ci informel laaj nga lu am solo maa ngi la ci sant di la gërëm ndax sa question yëpp a pertinente wax dëgg yàlla réponse yi ma ci war a joxe sax xam naa du fa xaj pour ma joxe ko waaye vraiment tey lan ma sa jàkkaarloo nga invité ma mais ku dégg daañ ka jërëjëf waaw laaj bu am solo ngay laaj yàlla na la yàlla def mag amiin amiin mais gis nga transport musul jaar ci informel ñun ñoo ko def informel mais formel la man na dama formaliser sama transport di samay contrat di verser état li ma ko war a verser parce que état bi réew boo nekkee yore chef d'entreprise da nga war di participer ci say taxe fiscalité yi loolu mooy tax réew mi dem est-ce que sénégalais yi xam nañu taxe fiscalité lan lay jëriñ ci réew asaka la mais yonent bi ku masaawul génn asaka du lakk sa kër te moom la yàlla yónni yàlla ni ku ma jox nga woomal ca génnewoo asaka déclaré naa la guerre xam nga ni yàlla ko bu déclaré guerre doo nga daanu waaw léegi nag loolu foofu ngay jël nag taxe fiscalité dugal ko ci sa bopp bi ba boo yoree entreprise nga nangu ko fay bokkul ci sa alal kon mbir mi yëg nga ko bu baax baax yëg nañ pertement bu baax léegi nag man wax naa ko tey ci autorités yi man ni directeur u SUDIT yaa ngi nii Babacar Fall la ngi nii envoyé naa ko ci sama email place Asia ak place Mocce yi ak bi Asia yi del siwaatee ak avant mbas bi di am la oto bi doon am par jour au jour bilan mois bilan yëpp ma envoyé leen ko ba ñu xam ñu ni ma wax nga dëgg ma ne ko loolu nag mooy tax tey ndimbal bi ma Macky Sall dimbali mën naa ko jël dugal ko ci sama biir comptabilité ba pare génne waat sama beneen pertement boo xam ni lii la ma fajal waaye teewul ma perte lii temps normal loolu nag su amul tey état bus Tata amuloo balance boobu état bu laa teg fenn temps normal bus Tata ñaata lay encaissé xam nga auto transport en commun ay seconde moo ñu dese waaw auto transport en commun doxewul noonu soo ko doon xayma rek à peu près rek waaw Tata daal pour mu am versement pour mu am transport bi man a entretenir oto bi waaw journée bi ñaata waaw journée bi bu amul 50,000 yoo xam ne jënd na gasoil dese 50,000 du ci génn du mën a defar oto bi entretien bi ci war am na solo client yi nañ def attention nag bu baax pour ma terminer gis nga boo afti gaaree Dakar dem dikk perte da ngeen di delluwaat ca dagg-daggee ca kalandoo ya ca njaga-njaay ya kon dee leen soobee Dakar dem dikk yéen clients yi yéen a ko moom dee leen fexe lu ñuy amee dara ba mën a defar oto yi bañ mën leen a yóbbu am na solo loolu lu am solo la di la gërëm baax di la sant jërëjëf Modou Mbuub information bi daal mooy yokk amatul ñi ngi toog di waxtaan am na lu ñu dig d'accord nañ ci lu ñu dig xale yi tamit nag wax dëgg yàlla man dama leen di remercier xale yi ko defoon malgré que ñun ay kilifa lañu bokkuñ ci woon waaye maa ngi leen di gërëm di leen sant waaw di leen nag wax dëgg yàlla du gën xale yuy taali pëna xale yu yor seen liggéey ngeen woo presse bi communiquer seen jafe-jafe ba njiitu yi réew mi yëg leen ministre bi yëg leen nu nit ñu yëg leen ñu taxaw régler problème bi loolu moo gën taxaw di taali pëna seen i moroom a ngi ci dëkk bi di taali pëna di sàcc di agressé di def lépp te yéen defu leen loolu da ngeen a jóg pour daan seen doole kon xale lañu yoo xam ni il faut que ñu féliciter leen il faut que ñu féliciter leen jërëjëf Modou Mbuub ma fàttali yow nekk nga membre fondateur bu AFTU naka noonu yow yaay chargé des revendications bi di la gërëm baax di la sant di gërëm baax aussi suñu mbokk téléspectateurs yi ba suba incha allah